jeunes yi nekk ci marché bi jëluñu gaal de ku jël gaal ñu yuuxu ku toog liggéey ñu ne doo liggéey waa léegi yéen nag fan la ñu jëm. fii tey ku ubbi sa bët xool xam ne marché bi lu nuy defaraat newu fi. dañ lay tooñ duma la tëj la kaso kenn du la génne. jaraluñu dara jàmm ak salaam ak toog liggéey dara. jaaxle ak nakar lañu nekk waaye terewul ñu ànd ak seen détermination ñoom commerçant yi nekk fii ci marché Barak bu Liberté 6 extension lu waral li ni mel nag mooy seen meeru gox di Santy Agne moo taxaw ngir daane boobule marché ginnaaw bu ñu ko retee ba pare ngir mën ko tabaxaat waaye nag li nu mel ñoom dalul seen xel benn yoon ba tax ñu lank ne du fi amee bu ñu sukkandikoo ci Rose Diogoye di délégué marché bi. li waral lii mooy que ñun ñëpp déggandoo nañ ko suñu maire daa jóg ne dafa bëgg a raser marché bi te ci kaw bëgg a raser marché bi gisuñu benn kayit gisuñu lenn la nga xam ne daal dëppoo naak li muy wax loolu moo waral jóg bi yuuxu ba ñëpp dégg ñu xam ne fii ay doomu Sénégal yu ñu bëgg a toroxal ñoo fi nekk te dañoo war a jóg wane ne ay doomu sénégalais lañu te dañu am àq ak yelleef ba nga xam ne képp ku jóg war a wax ak ñun dafa am fu mu war a jaar. am na lu fi yàqu mais li fi yàqu warul tax nga ne da ngay raser marché yëpp parce que marché bi ñaar fukki couloir ak ñeent la ñaari couloir ñoo am problème ñaari couloir yooyu bés bu ñu waxoon ñooñu ne génn leen ñu defaral leen wallahi ñun ñii suñu biir dinañ organiser xejal leen bañ defar ko. gis ngeen parti bële na le promoteur bi moo ko toj ay këru jàmbur la woon ak ay cantine jàmbur ñooñu joxu leen dara waxu leen dara defalu leen dara ñu ngi tribunal ba léegi dërëm laaluñu ko fa te ñoo xam ne dañu luwe woon seen cantine di fay seen jàngi doom parce que ñu bëri ñëw nañ seet si ma yenn dañ leen déloger avertir wuñ leen déloger leen yàq seen alal léegi ku gis loolu ñu ne la dañu bëgg a toj li des te nga gis lee est-ce que di nga am fitu neen waaw loolu dëgg la te wax dëgg fa neex yàlla marché bi mi ngi fees dell ki litige foog naa balaa ngay def lu bees da ngay leeral li fi nekkoon ba pare te loolu defu ko si kaw ñàkk leeral boobu nag bu fekkee dafa am leneen lu mu fi bugg a def loolu tamit day gën a lëndëmal di gënal indi ni ci problème te marché bi ay jigéen ñoo ëpp ñi moom cantine yi muy jigéen ya nga xam ne dañoo génnoon dem bitim réew am tuuti xaalis investir jënd ay cantine ñu bëri retraité na ñu ngi ñibbisi ñu bëri dañ ko defoon pour bu ñu retraité ñu ñëw toog mun a liggéey seen dëkk foog naa jigéen yooyu boo dee góor jigéen jur la nga am ay jarbaat ñu jigéen foog naa balaa ngay yëkkati sa loxo si jigéen war nga ko xalaataat. bind nañ maire bi bind nañ sous-préfet bind nañ préfet bind nañ ministre de l'intérieur bind nañ président bind nañ ministre de commerce fépp foo xam ne daal war nañ fa mën a bind yaakaar naa ne bind nañ ko te ba léegi kenn tontu wuñu amuñu benn tontu ñàkk tontu boobu nag moo gën a waral tax ñun ñëpp ñu taxaw di xaar kenn ku fi ñëw di fi def lenn wala di fi wax lenn. ñii di waa marché bi nag wetuñu benn yoon ci seen xeex bi ndax kii di madame Ngoné Fall nekk présidente nationale du réseau international des Amazones leaders ñëw na ngir jàppale leen ci seen xeex bi ba nopp di wax ne maire bi warul daane benn yoon bile marché ndax am na partie boo xamante ne tojoon nañu ko waaye ba léegi kenn defaru ko. marché bi mooy marché bi am ci Sicap Liberté ndax Sicap Liberté bi ñu def découpage amuñu woon marché sóoraale wuñu woon fi marché fële di marché Liberté 6 abri provisoire la woon ay maire nekkoon fa def pétition ne nañ fi def teg fi seeni table pour réew mi Sicap ci boppam am fu ñuy duggee loolu moo waral lee mais fii mooy marché boo xam ne le grand maire le premier maire de Sicap Liberté muy Lamine Dia teg ko fi commencé ko eggul yàlla yóbbu ko yal na ko yàlla yërëm madame la mairesse Adjaratou Niania Touré ñëw def ci waaram mu dem monsieur le maire Santy Agne eggale kon yaakaar naa fii maire yi moomu ko dafa joxe suuf si banque mondiale nag ñëw fi xool gis fii tey ku ubbi sa bët xool xam ne marché bi lu nuy defaraat newu fi seenul mairie amul fichier y a rien du tout kon yaakaar naa nit nag banque mondiale ñëw defal leen courant defe naa bu ñëwee ba xool bu ñu xamoon ne c'est délabré duñ fi investir seeni milliards pour l'électrification de ce marché là ñu defal leen électrification ñu pare te teewul pourtant kenn ku ne laataa ngay am contrat da ngaa joxe 30 000 doo koo am mi ngi nii sous le contrôle de tous les responsables du marché du ma wax lu dul dëgg kon le président Macky Sall wax ji nous on vous lance un appel très solennel
pour vous dire que y a ici des jeunes dans ce marché benn nag màgget newu fi fii ay jeunes fi ne def ay prêts dans les banques toog di ci daan seen doole di dundal seen njaboot kon yow Sall Ngari boo jógee ne da ngay promouvoir l'emploi des jeunes je crois que boo délogé ñii fu ñu leen di teg famille yi fan la ñuy jëm kon bu boobaa defe naa di nga tabax ndaa toj ndaa parti bee ñu tojoon dañ faa def dara kenn daa délogé kenn daa logé waat kenn fenn kon bu ñu tojee bi it nawoon fa woon rek lay daal di doon ñu nekk dans les rues foo teg sa pañe ñu ne la teggil fii mbeddum buur la doo ko fi jaayee kon ñi defe naa chômage dafay yokk kon le président vraiment soyez conséquent avec ce que vous faites parce que on ne peut pas avoir employé des jeunes et déloger des jeunes yàlla mi nga xam ne nag mooy taxaw dina leen taxaw ba marché bi kenn du ko toj ngeen toog liggéey seen liggéey parce que liggéey le président Macky Sall woote kon yaakaar naa avec sax nag ñoom ils ont choisi un mauvais moment parce que au moment ñu jógee ci pandémie wala muy waaj a jeex y a des déficits dans l'économie du pays yaakaar naa je crois que képp kuy dimbali ki nga xam ne moo ne à la tête de ce pays pour mu feeraat émerger le pays yaakaar naa waroo ko yàqal ay employés te marché ku ne xam ne day participer nag ci l'économie d'un pays kon yaakaar naa lii lu jara teg ci suuf la bàyyi leen ñu liggéey seen liggéey ba lu ngeen ba lijjanti litige yi ci marché bi y a beaucoup de litiges dans ce marché là. Soxna Diouf nekk commerçante ci marché bi moom nag di joxoñ baaraamu tuuma maire bi ndax dafa njoxtu ne suuf si rek lañu soxla waaye du defar moo leen tax a jóg. man soo ma ne woon yaa ngi tabax yaa ngi raser Gueule Tapée yow yaa toj Gueule Tapée yaa ngi koy raser fii nga jëm si man dinaa la xajal mais defagoo dara Gueule Tapée nga toj Gueule Tapée defagoo fa dara nga ne Liberté 6 extension nga ñëw tabax ko loolu daf may jaaxal. foncier bi moom la ñu soxal suuf si fii ak Gueule Tapée yemul foncier bi la ñu soxla ñun duñu ay ngaaka ñun duñu ay étranger fii la ñu dëkk ci réew mi déloger ay jeunes yóbbu leen fan au nom de quoi jaraluñu dara jàmm ak salaam ak toog liggéey dara. nii la ñuy def suñu loxo nii toog liggéey jàmm la ñu woote. Kiwé Samb nekk immigré te am cantine ci boobule marché di woote ndimbal ndax jaaxle ginnaaw bañ leen nar a jëlee ci marché boobu nga xamante ne fa la ñuy daane seen doole. ñun nag dañu nekk jigéen ñoo xamee ne dañu nekk ay jàmbaari jigéen génnoon suñu réew dem à l'extérieur nekk fa di liggéey di góorgóorlu bàyyi suñu njaboot fii ñuy jàng ba am seen ay diplôme amuñu liggéey. ñu wut ay place ci marché bi teg ci suñu ay doom yooyu di ci liggéey di ñu ci jàppale ñu bëgg a jël suñu retraite pour ñëw basé fii suñu dëkk au Sénégal jàppale xale yi bi ñu ñëwee lii moo tax ma dagg billet ñëw bi ma ñëwee sama doom woo ma ni ma yaay kat nee nañu marché bi dañu fiy génne mais xale yoo xam ne dañu jàng ba am licence plus am bac plus 7 am bac plus 6 amuñu benn métier bu ñu def te investir nañ beaucoup d'argent ci xale yooyu ñu indi leen fii Sénégal ñu nekk fii amuñu liggéey amuñu dara ñu ubbi ay place teg leen ci ñuy góorgóorlu tey jii ñu bëgg leen a génne ci place yooyu tey teg leen ci mbedd mi. marché boo xamee ne am na ñaar fukki couloir ak ñeent ñaari couloir moo fi am problème mais ñaari couloir yooyu nañu ko réglé parce que ñaari couloir mun la ëpp doole ñaar fukki couloir ak ñaar donc ñaari couloir yooyu am problème nañu ko defar te bàyyi nit ñi ñu liggéey fii marché bi bu ñu ko génnee ñun xam nañ ni suñu ko tojee dootuñu ci jotaat te fay nañu suñu xaalis ba pare investir fi nekk fi durant des années ngir yàlla dimbil leen ñu ñun ay jigéen lañu te amuñu wéeruwaay ñun suñu bopp rek lañu yaakaar ak suñu doole ak suñu président de la république jàppale leen ñu. waa marché Barak bu Liberté 6 extension nekk ci njàqare ndax seen marché bi nga xamante ne seen maire bi def ko bëgg a toj ngir defaraat ko waaye nag ñoom nanguwuñ benn yoon ndax mbir mi daa xaw a tey seen xel te parewuñ benn yoon ngir ñàkk seen liggéey rawatina ci jamono ji nga xamante ne coronavirus bi moo ngi lëmbe dëkk bi ba noppi dara doxatul. Hann TV télé askan bi. Hann TV télé askan bi.